tàngal bége jinjeer ndoxu waalo boisson punch. Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie di AME. ñoo leen di may seen émission ndekki li. bon c'est vrai que nag àll bi am na ñuy kaas c'est normal parce que àddina yàlla rek a fi mën a am 100% te yàlla sax léeg-léeg nga gis gars yi di kaas ci à côté. mais kon waxal ko ñi ko jiitu. li nga wax ne ñi fi jiitu nangam ñoo ñit kon yàlla doo nga mën a am. 100% waaw mais d'accord mais quand on parle d'un contexte bu dee dañu wax ci contexte bi noonu moment bi ñu koy waxee. dañuy bàyyi loola mu jàll. li nga ne fekk fi oui fekk na fi yu bare oui mais justement yoo xamante ne waaw mais d'accord mais ñoo ko jiitu ñoo ko defal. waaw mais d'accord mais tamit bi mu ñëwee tamit def na lu bare bare ba ëpp loo xam ne xëy na ñu ko Oustaz tamit bul fàtte ne Mbacké Sylla c'est le prêcheur préféré des Sénégalais jamono yi. non je suis d'accord mais loolu nga xam ne ngay waxee ak man. Better wake up in the morning time. Nico di la jox good vibes. Ndekki lu neex tàng jër. Sud FM mooy number one. Ndekki li man moom laay déglu Sud FM. Salaamaaleykum Sénégal man la Beydi bi bu bees yaa ngi ci émission ndekki li ak maam Nicolas Imam Maodo Faye jërëjëf. Et voilà, exactement 11h15, 98.5, le choix de la différence sur FM, la première radio d'information du Sénégal. Bonjour, comment ça va chez vous? Ça va très bien chez nous, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les matins dans votre émission préférée, Ndekki li, émission Nandite yi, gannaaw week-end bi. J'espère que vous en avez bien profité. C'était Noël, j'espère que, voilà, ku ci nekk fête nga sa Noël de la meilleure des façons possibles. Et comme je l'ai dit toute l'année, je le répète encore plus aujourd'hui. Joyeux Noël, n'est-ce pas? jaa ngeen jëfati mbégte la saa bu nu xëyee di àndandoo ak yéen seen émission ndekki li émission naanite yi rawatina jamono ji nga xam ne da ngeen jël émission bi classé ko numéro 1 naa ci dellu si waat léegi laata may dem fenn damay nuyu ak di bëggee ak di ziar Oustaz Maodo Faye Oustaz maa ngi lay ziar. Nicolas maa ngi lay nuyu bu baax a baax tey moom zappé nga de tey moom vraiment affaire bi nice na de. lu ma def nga ne zappé. waaw bu neex la waaw da nga. de Oustaz sama zappé wu nag zappé. non zappé non. waaw non zappé mooy da ngay zappé quoi da ngay changé. non da nga zappé gars yi nga xam ne bokkuñ fi. Maodo nga du daanu rek yow da ngay jëli Nicolas de xool sama loxo bi ni ma ko def di ngay zappé. non non yàq nga ne dama zappé tey. waaw yàq nga combat bi dafa am fu mu doon kii ne. gis nga. léegi nag jëli na ma léegi c'est fini. yàq nga wax bi mais Oustaz Maodo Faye. Sapé comme jamais. voilà sapé comme jamais voilà sapé comme jamais. voilà on chante quoi. c'est ça dégg nga man xalaas. c'est la fin d'année ah. oui c'est la fin d'année c'est en décembre ah. maa la ko wax. oui Oustaz lépp jàmm. oui non sant yàlla baax di nuyu saa Bawol. jërëjëf dégg naa demoon na kokki mbokk yu baax di ma laaj maa ngi nuyu ñoom sëñ Maxtaar Naarlo waaw sama mbokk yooyu. waaw nga xam ne ñoom daanaka lu bëree bëri ñoo ko def ci man. jërëjëf waaw maa ngi nuyu waa kokki de wax dëgg yàlla. ndeysaan di leen ziara bu baax a baax. wallaahi di nuyu comme ça waay demoon na fa nag ma faf ko nuyu rek. quand même. bon am na solo laata may jox Alaaji Mbacké Sylla jamono ji ñuy wax ñu ngi en direct ci chaîne YouTube bu Thiès Info bu ngeen duggee ci Thiès Info Thiès ni ngeen ko déggee info sans S. Thiès Info TV daa ngeen fa fekk ndekki li en direct ak chaîne Thiès Info ci YouTube sinon sur la page Facebook de Sud FM Sen Radio yéen a ngi fay fekk émission bi le di sant ak di gërëm waa Sénégal ñi nga xam ne dañuy gunge tamit waa Sénégal yi nga xam ne. waaw waa Sénégal ñu baax a ngoo. waaw mu ngi noonu ñoo tabb Alaaji Mbacké Sylla moo tax newoon naa leen kii. Sénégal nag suñu waay lañ waaye. ñoom war nañ maa laaj nag. dayel rek ñoom Matar Sarr. ak ñoom Mbacké Sylla. xam dañ leen yóbbu retraite yéen. waaw d'accord naa ba tey waaye. waaye Mbacké mu bokk ci. waaw déet Mbacké mii ñu tabb meilleur prêcheur de l'année. ko Sénégal. meilleur oustaz de l'année. non Sénégal war nañ maa tàggu quoi. waaw te defal naa ko rek oustaz ku nekk ak sa tour. ren nag Mbacké xew loolu la yàlla dogal. Mbacké ñu ngi lay féliciter di la ndokkale di la bàyyi nga nuyu ak sénégalais yi la tabba numéro 1. waaw kon xam naa bi ngeen di door a tàmbali sax neneen laa naroon a nuyoo waaye fi ngeen daaneele comme ab numéro 1 laa damay nuyoo numéro 1. ah oui xaw a doxal dox yi fadiga. waaw te nuyoo number 1. nuyoo seetal loolu tey de moom rek da ngeen a xëyee yu kawe ci man. ndax bi ngeen di wax sappeek yooyu xaw ma lu ngeen ci jublu mu yéeme loolu maa ngi lay nuyu baax baax xam naa loolu Baye Mar war na koo feete
defee nag waaw sama numéro 1 gi buñ ko naxasaale noonu nañ ko kii nañ ko xumbal nañ ko jëmmal ba mu jëmmu ay itam oustaz préféré des Sénégalais dañ ko caaxaane non loolu dañ ko war a kii et puis oustaz Alioune Sall étant donné comme moo ko daan jël léegi oustaz Alioune Sall tamit xam naa Sénégalais dañ ne il faut que ñu jàll ci keneen la jeune génération loolu la anglais naan new generation non moom nag bu dee loolu ba léegi génn guñ ko xam naa bu demee ci kanamu yàlla di laaj ñuy ruube numéro 1 ruube yàlla yomal xiyam wax nga dëgg de non booy bi dafa garaaw xam nga Nicolas ànd ak moom li tax wóorul feeg booy bi daanoo bu xamoo fu mu jëm wax nga dëgg maanaam lim la wax ba nga naan waaw bay commencé ndaataatal lax bu daaneelee wooy wi rek boo moytul nga des ci karaw yi ndax mi ngi ma wax dara ma yëkkati mbagg mu dugal ci oustaz Alioune Sall léegi mënatuma koo teg sama kanam naan maay numéro 1 di la ruube noonu di ma ruube naan la yaa sañ a jël place oustaz Alioune Sall mi fi daan nekk numéro 1 quand même mais Mbacké ñu ngi lay ndokkale di la féliciter bu baax a baax jërëjëf Nicolas maa ngi lay fay nuyoo di la békki yow ku baax nga tax itam loolu da nga koo séen rek ndeysaan te xam naa gars yi ñoom seenu mbaax ak seenu yëg-yëg ak soññee la ñuy bindee xam naa peut-être dañoo gis ne ay ndaw lañ ñu ne ci yoon wi ñu def ko ndax soññi ñu waaye dangaa daal jël sa téléphone woote békki lool maa ngi ne Nicolas de waa réew mi dañuy caaxaan waaye moom lépp dëgg la ko jàppe ñoo ngi ciy bég bu baax di nuyu dëgg rek kay dëgg waaw di nuyu la ci gannaaw dëgg kat ay caaxaan la yéen a ko wax dëgg la ci gannaaw dëgg ay di nuyu waa Louga nag moom wax dëgg yàlla ràpp na lool jaar naa fa waaye Louga moom bu doonu mbubb dama naan furi na soxla na cuubaat soxla tàppaat soxla neengalaat waaw seen tëli wax dëgg yàlla bari nay toj dëkk ba daal tubarkàlla xam naa man nag dama faa gëj waaye ba ma fa demee laa yëg ne Louga doxut ma dem kokki ñu may laaj Maodo man leen mi ngi Louga gi waaye nag yii ñu def nii daanaka léeg-léeg da ko dul ñor moo tax ma nga ca boppam xam ngeen fu may mujjee tëgg match Louga Diourbel mais Diourbel ñu def naa xanaa boobu wala ñu def ko làmb rek mais xam nga moom mi xam ne Diourbel mais yow Louga ci kanam Diourbel Louga du dëkk Louga ab quartier lay doon ci biir Diourbel non ne Louga ci biir Diourbel la bokkoon bu yàggul lañ ko dagg génnee mais léegi ñoo gën a yaatu Diourbel non yaatu moom ba noppi ñoo ko gën a rafetlu ay tabax gën ko rafetlu ay yoon xanaa yow da ngaa jaar ci menn mbedd mu kii rek bari ngeen kon ne mbedd ma jaar non yow da ngaa jaar est-ce que duñu leen tëggal combat tamit non bu ñooy daal waaw Louga waaw fi la toog na seen maire léegi ma bàyyi déedéet defal nànk amu leen maire bu kii defal nànk léegi ma bàyyi internautes yi ñu ngi ñuy suivre actuellement ñoom ñooy départager est-ce que dañ leen di tëggal match wala nu mu tudd combat wala nu mu fa demee noonu Louga Diourbel kuy jël ndam li loolu affaire à suivre fàttali mbokki auditeurs yi ak mbokki internautes yi ñu ngi en direct ci YouTube chaîne YouTube bu Thiès Info jamono yi ainsi qu'en direct également sur notre page Facebook ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm oustaz gannaaw da ngaa nuyoo Mbacké si la nuyoo man itam damay nuyoo xam nga lu rëy kenn du ko tuutil nag damay sant bu baax ak di féliciter toute l'équipe parce que dañu jëm ci at bu jeex di waajal beneen at bu yees ci at bi jeex nag am na ay sondage maanaam xayma yu génn def naa rajo bi bokk na ci ñetti rajo yi ñu gën a déglu jamono yi loolu dafa am solo aussi ñu koy souligner lu tax mu am solo ñu koy souligner mooy man ma fiy ñëw yaa 4 ans dama fi fekk si directeur bu bees bi bëggoon yóbbu rajo bi fu gën a kawe ndax rajo bi demoon na ba toll fu suufe ñu waxante dëgg mais directeur bu bees bi fexe na fighting ba rajo bi yéegaat bu bokkaatee ci ñetti rajo yi ñu gën a déglu ci Sénégal dañ ciy sant yàlla ndax fu sori lañ jógee man ma fiy agsi rajo bañ classé woon ay 7e léegi tey ñu ngi ci les 3 premières radios du Sénégal dafa am solo loolu ñu koy souligner xam nga lu muy tekki loolu nga jëlee dara ci suuf yéegal ko ca kaw loolu kenn du ko xeeb pour tubaab bi c'est du progrès et progrès dafa baax ñu koy souligner donc féliciter bu baax a baax directeur général pour idée yu mu jot a am ba taxawal lépp li nga xam ne moo tax rajo bi dundaat te loolu mbokk yi seetlu nañu ko ci biir dundaat boobu émission bi tamit dafa am lu bëri lu mu joué nag man sama première place nag kenn du ma ko xeebal man du ma ko xeeb waaw bu ma xeexee ba imposé wu ci matinal bi mais sant yàlla ànd ceeg yéen évidemment mais sant ci yàlla bu baax a baax bu ñu ne li ci ëpp boo leen laajee matin bi ban émission ngay gën a déglu bu ñu limee ndekki li dañuy sant yàlla bu baax a baax Oustaz Maodo Faye loolu xam nga ci dara parce que yàgg nga ci rajo bi waaw loolu dëgg la ñu ngi la ci sant bu baax a baax ndax loo gis ci àddina rek ak yokku ca bu yokkutoo ba nit ñi di ko waxal seen bopp loolu mbégte ñëpp la c'est un travail d'équipe boo xam ne bii vraiment sa touche moom wax naa ko fi déjà loolu du lu may répété la moom ràññ nañ ko ci il est évident que yeneen émission yi objection jano bi et cetera yëpp rek dañuy def dëgg neexul man nee naa la sama première place du ma ko jano bi dama leen duma man dama jël paie
objection. Oui. dama leen duma dama jël P. waaw d'accord nekk ni jamono yi tey dama agsi di bonde. waaw d'accord on est d'accord parce que. waaw on est d'accord dama leen duma yéen man d'accord naa man je suis d'accord. ban émission mooy ki number one ci ñu ne matinal bi nekk. waaw d'accord naa yow itam. waaw d'accord naa man kay xeebu nga ko de. lépp na nekk ci defem rek. Et puis fin d'année là je demande des congés là parce que quand même j'ai réussi à progresser et à faire progresser l'émission. J'exige, je ne demande même pas, j'exige des congés. Très bien xam naa Mbacke après ma firi la ko ci wolof. non dégg naa ko. lu mu gàtt mais Maodo tubaab dama ciy dégg lu bari xam nga lu ma am jafe-jafe wax ko. daa am baat yoo xam ne su ma ko songee day rasu léegi nag man ma bàyyi ko fa waaye nag dégg naa li muy wax de. d'accord mais c'est vrai que bon li mu wax dëgg la Baye Omar def na liggéey bu am solo. d'ailleurs rajo bi bokk na ci rajo yi nga xamee ne ñoom lu ëpp lu ñuy déglu ci biir Sénégal et d'ailleurs ce n'est pas parce que dañ bokk ci 3 yi rek dafa am tamit boo doon tànn tey kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñi nga xam ne ay borom responsabilité lañ maanaam high class bi 95% yi boo leen waxee danaa la dañuy déglu Sud FM. parce que évidemment rajo bi nekkuñu fii di wax ay caaxaan kii nangam c'est du sérieux quoi je veux dire voilà. c'est du sérieux mais man tamit li ma ci indi tamit. c'est du sérieux mais Ouais, sérieux relax fun et relax. ñu ngi la ciy ndokkeel ñu ngi la ciy ndokkeel bu baax a baax Nicolas ci numéro 1 googu. di ñaan mu gën a yokk gën a sax. jërëjëf li nga wax noonu lu rafet la. xam Baye Omar dafa bëgg njàmbaar dama koy faral di tooñe. ba noppi itam am rigueur lool ci li muy def. loolu moo tax bu àndeek ñoo xamante ne bëgg nañ ak njàmbaar bëgg waaw góor buñ góorgóorloo ndam mën naa am. loolu moom mooy li ñu fi seetlu. jële dara ci situation bu compliqué yóbbu ko ci situation bu yóbbuwaat ko ba situation bu kawe. loolu sax ni mu amee ci émission yi noonu la amee ci yeneen yu dut émission yi ci biir rajo bi. sëñ Maodo man koo xam ku nekk xam na Baye Omar jamono ji muy jiite maanaam kër gi fi kër gi nekkoon. ak fi nga xamante ne tey jii ñu ngi fay jéem a góorgóorlu di fa àgg. te loolu doonul lu yomb mu tegoo ci ay jafe-jafe yu métti yal na ko yàlla jàppale. beneen bi ci topp nag ci saw maanaam yow moom ci sa wàll nekkul ne émission bi donc nga yëkkati waaye wàllu animation ci boppam moom nga joxaat nit ñi beneen gisin buñ ci am parce que tey bu fekkente ne man am naa fitu xëy suba sol sama yére ñu ne foo jëm ma ne damay dem ci émission Nicolas bu njëkkoon ay at ci ginnaaw nit kuy jàngale diine ñemewut a dem wuy jee noonu nit ku ne day animer ay musique waaye ça veut dire que li mu bëgg a wone mooy wone ne mbir mi du kundung ak kandang waaye message message yi jàll ci biir loolu dafa am solo gis naa sa moromi naataango yu baree bari di la toppandoo léegi ñëpp dañ koy def animateur yëpp dañuy ànd ak ay gis naa ñu baree bari ña ngay woo ay oustaz ak woote lépp loolu lépp baax na man sax ne lu baax bëgg naa ñu koy roy waaye janax ji njëkk a tëb doo ngay janax jeneen ju jógati dañ naan jeneen la rek léegi nag janax ji moom yow la comme yaay janax ji njëkk a tëb yaay numéro 1 de janax léegi nag yeneen yëpp dañ naan janax jàngoog janax yeneen i janax lañu rek numéro 1 de janax ñu ngi lay dokkale jërëjëf Alaaji Mbacke Sylla ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm introduction boobu mënta woon ñàkk ndax ni ma ko waxee ñu ngi jëm ci at bu jeex bi et il faut que tamit ñu ñaanalante et puis bu ñu amee ay résultats yu baax tamit dañu koy souligner duñ ko xeeb et puis di ci sant yàlla di leen ci sant yéen mbokki auditeurs yi ak mbokki internautes yi rawatina les fidèles auditeurs de Sud Sud dafa am identité mais xam nga identité tamit di nga ko protéger waane tamit di nga ko yeesalaat di nga ko beesal pour muy méngoog jamono loolee dafa am solo bu baax te loolu la ñu jéem a indi également ci identité bu Sud ñu ngi leen ciy sant gannaaw loolu lépp nag bu ko defee oustaz Maodo Faye laata maa sori Desmond Tutu de xamoon nga ko de bu baax waaw loo ñu ciy wax rek ci tënk waaw xam nga Desmond Tutu man dafa nekkoon kilifa église boo xam ne bii église anglicane bi sax ci Afrique du Sud mu gaañu barki mu ci dibéer ji la gaañu ci 90 ans waaye li mu liggéeyal nit ku ñuul def ko pour Afrique nit ñu ñuul ñi xamaat ñooy ñan loolu bu ko ñëpp doon def dina am solo lool faatu na nag mais gis nga Nelson Mandela mi daanaka tey bu ma nee taxaw ba tollu fii ba am daraja ji ba suñu borom génne ko ci àddina ngir yàlla ak kii nga xam ne moo di Desmond Tutu mi la gis nga Côte d'Ivoire gii rek bi ñu amee problème ñoom Alassane Dramane Ouattara ak yooyu dafa yëkkati tànkam en tant que archevêque la nu ñu ko waxeeti archevêque yooyu la kilifa yi nekk ci église yi dem waxtaan ak Laurent Gbagbo pour que deret ji tuuru foofule ñu arrêté ko te xam ne Afrique benn la et d'ailleurs Desmond Tutu gis nga Palestine gi li fi xew ñu koy Israël di ko dal ci kaw Palestine position bi mu ci jël ci Afrique bari na ay chef d'état sax yoo xam ne jëluñu ko joxañ waa Israël en tant que catholique ne leen yéen li ngeen di def waxuma la terroriste waaye bodd konte apartheid bi ñuy wax yéen moom ngeen di def ba noppi tamit di dimbali waa Palestine ci suuf gis nga tey attentat yi Palestine di def noonu waa Palestine lañ mujjoon yóbbu Afrique du Sud ñoom ñuy jàppale noirs yi pour ñu xeex seen doole naar Palestine di leen jàppale foofu moo tax
reconnaissance boobu Desmond Tutu daf ko delloosiwaat attaque Israël jàppale Palestine. Ndeysaan. te loolu nag ku nitee ko man. N'est-ce pas? waaw loolu ku nitee ko man. kooku mooy Desmond Tutu ki bokkoon ci AFP. ci une Sud Quotidien bu tey bile boole na ko ci unam icône de la lutte contre l'apartheid voilà. Desmond Tutu rejoint Mandela noonu la ko Sud Quotidien fësale tey ci unam waaye une bi gën a fës ci Sud Quotidien bu tey bile mooy surtout l'événement du jour mise en circulation du TER ce lundi un train 1000 attentes maanaam bokk na ci procédure d'indemnisation inachevée des ponts et des tunnels inadaptés quartier Thiaroye emporté par le TER également 76 milliards pour la libération des emprises 70 milliards d'accompagnement pour les projets sociaux 5 entreprises sénégalaises impliquées pour 8500 emplois nationaux milliards yi ma dégg ci TER bi bëri na de Oustaz Maodo Faye TER bi tey lay door 780 milliards la lépp boo ko boolee mooy li nga doon jàngat noonu boo ko boolee somme bi mooy 780 milliards dàq nañ ko pratiquement lu mat ñaari yoon ba ñetti yoon sax d'ailleurs 2019 dàqoon nañ ko xaalis bi nag soppeeku na parce que yéen njëkkoon a wax bokkut ak li nga xam ne mu am nii mais de toutes les façons man li ma jàpp mooy TER bi moom baax na TER bi en tant que jëmmi TER bi nii jël ay nit ni yóbbu leen am na secteur yoo xam ne yi wax dëgg yàlla baax na ci ndax itam lenn lu ne da nga naan tey comme am na bu amul woon kon foofee la mu fay def et d'ailleurs dana am na lu mu gën a moderniser tamit ci wàllu gaar yi ak yu demee noonu le bon c'est vrai que transport ci réew pour mu mat 100% moom lu jafe lay doon ba léegi nit xëy na BRT bi bu pare ñu mu gën a jàppandal mais am na ñoo xam ni tey ji man tey su ma bëggoon a jël fii taxi rek zone noire nii dem Tëngéej directement dem Tëngéej lu mu gàtt dinaa ci fay 4000 wala 5000. te tey ji à 1500 francs wala moins mën nga cee dem Tëngéej loolu tamit yaakaar naa ne lu baax la donc jéego la bu jëm ci amélioration sur le plan transport au niveau national. am na solo c'est important. am na solo Alaaji Mbàkke Sylla TER bi tey lay door. dëgg la TER bi tey lay door jërëjëf Nicolas ak sëñ Maodo mu mel ne TER bi moom bu doon ab dëkk la dama naan buntu ya fa jëm daa bari. moo tax wet gu ne am na noo koy xoolee wet goo xam ne da ngay tàccu. am wet goo xam ne boo ko xoolee da ngay amum njàngat am wet goo xam ne boo ko xoolee da ngay tiit. wet gi nga xam ne boo ko xoolee mën nga cee bég lool mooy ci wàllu transport ni ko sëñ Maodo waxee léegi dafa mel ne ñun Sénégal am nañ jafe-jafe dem ak dikk. boo xoolee bu nit ñi xëyee bay dugg Ndakaaru coono yi ñu tegoo képp koo xamante ne fal nañ la nga nekk ci seen kanam war ngaa xalaat lu leen jëlee foofu. beneen bi ci des nag adduna bi yëpp ñi ngi ci yoonu gën a yokku ci wàllu ay yi nga xam ne moom lañ def ci wàllu ay yoon ci wàllu dem ak dikk ci wàllu ay teer ak yeneen yi nga xam ne sax ñoo ko gën a taxaw boo tukkee ba gis ko ci àdduna si da ngay rêver mu am Sénégal moo tax bu ñu la wonee image bi muy daw da ngay kontaan loolu benn angle la boo xam ne boo ko xoolee noonu ngay tàccoo beneen bi ci des nag mooy jafe-jafe yi nga xam ne moom la àndal jafe-jafe yooyu man fi mu ne damay gis sax moo ëpp teer bi xam nga tey ñi ngi wax ñi nga xam ne ñoom la ñu war a dédommager ñu dëkkoon fi dend ak moom ñun daa mel ne dañuy dëkk ba pare door a xalaat ay yoon te léegi jamono ji ñu dëkk dañoo war a xalaataale loolu fi mu ne tey boo demoon sañc yu bees yi boo jaaroon tey si bi xotaan rek kër yaa ngi ci kaw tali bi te pourtant mën naa am bu ñu fi dundee tuuti ñu ne woon dañoo bëgg a jëlee TER bi foofu yóbbu ko Thiès mu war a jaar foofu kon bu boobaa da ngay dédommager waat nit ñi ay xeeti donc facteurs yu bari yoo xamante ne dañ ko war a bàyyee xel yooyu dafa mat a am beneen bi ci def nag ñun noppeeguñ maanaam li ñu def ni jëf ju rëy la waaye sant ngërëm léegi jërëjëf gi nañ ko boole akub soññee ñu yëg ni ñuy door a tàmbali la ñu doon ginnaaw bi ñu ci ndokkeelee président ak gouvernement ak gisinam ba noppi ndax itam lii jéego bu rëy la damay faral di wax ni ñi mu wuutu rawatina sax boo tàmbalee ci Abdou Diouf jëm ci Senghor bari na loo xam ne ci wàllu dem ak dikk buñ ko xalaatoon tàmbali ko nëga ni ñun weesu nañ fii kon moom lii mu def nga xamante ne moom ala kulli xaal ñi ngi wax naan dana amaat beneen mandat wala du ko am même bu amaatoon beneen mandat bu fi doon def ñaar fukki at day dem bàyyi fi TER bi nekkal fi sénégalais yi loolu njariñul sénégalais yi la nañ ko defee ci njëg gu yanu maanaa ba noppi itam sénégalais yi wëlbati ko waat ko jariñoo ko ci jariñoo gu yanu maanaa ba noppi mu bañ a départ rek suba paan xam nga ñun mën nañoo daloo ay yëf mu rafet waaye dañ koy ubbi mu rafet ca suba sa mu tëj wala mu dem ba ca digg ba ñu ne fay na wala ñu dem ba ca digg ba ñu ne xaalis ba jeex na wala ñu dem ba ca digg ba ñu ne lekk nañ këpp nañ kees gi defe naa autoroute à péage bi li tax mu nekk fi ba nëgëni tëli bi di mel ni mel maanaam tojut yàquwut ñi ko yor
boo yàqee dara ñu degal lay alamaan nga fay ko ñi ko yor dajale seenub xaalis di ko ci defaat def ko muy seen koom-koom waaye buñ ko tegoon suñu loxo bàyyee ñu ko ba nëgëni ñun saaxee nañ ko ba mu yàqu loolu itam bokk ne ci ñu war a tabaxaale suñu biir bopp bi bu ñu tabax ay TER ak ay BRT ñu jéem a tabaxaale aw askan woo xam ne danañ xam ne ñoo ko moom ba delluwaat ko ci askan wi am na solo bu baax a baax ak lu ci mënta doon j'en profite maa ngi seen Yves Tendeng fële de l'autre côté de la baie vitrée Yves ñu ngi lay sant bu baax di la nuyu c'est waaw moo bu Ndar mooy correspondant Sud FM Saint-Louis mais Yves foog nga yóbbu ñu Ndar ci fin d'année bi wala ci début d'année prochaine loolu daan ci waxaat ak sunu équipe ba nekk foofee ca Ndar ñu ngi leen di nuyu waa Saint-Louis bu baax a baax alors li ci yees mooy Oustaz Maodo Faye jamono ji ñuy inauguré TER bi te mu yàgg lool ñu ko doon xaar mais boobee jamono itam avion bu bees Air Sénégal la nga koy teeru maanaam avion yooyu ñu dippee nouvelle génération dafa mel ni ci wàllu transport quand même état bu Sénégal mu ngi def ay jéego. waaw loolu moom loolu fokk ñu nangu ko maanaam xam nga souvent ñi may invité fii dama leen di wax naan bu leen nekk ay nihiliste nga ne ñëw lu ñëw rek nga ni faxas ko ne loolu baaxul su fekkee sur le plan transport moom wax dëgg yàlla gouvernement Macky Sall def na ci liggéey boo xam ne bii mucc na ay am na changement yu baree bare yoo xam ni wax dëgg yàlla ba léegi nag daanu dajul suuf ndax ba léegi am na ay quelques poches yoo xam ne yi parce que même yaakaar naa ne BRT bii nga xam ne ñu ngi koy dagg nii bu àggee fii 1 an yooyu Ndakaaru dana gën a kii plus point yi nga xam ne ñu ngi continuer di ko def ba léegi itam et d'ailleurs projet yi nga xam ne itam yeneen autoroute yi nga xam ne dafay dem ba Thiès continue yëpp ñu ngi ci léegi nii léegi nag xam nga transport dafa nekk benn élément boo xam ne bii tey ji Mbacke wax na ko léegi gis nga ñi fi jiitu woon président Macky Sall ca Senghor ba léegi su fekkoonte ne jamono yooyu loolee lu ca baree bari Ablaye Wade da waroon def ñoom defoon nañ ko Ablaye Wade bu ñëwee da cay sos rek yokk dara mu dem léegi maanaam tey Macky Sall lii mu def tey ko koy wutu ji ëllëg day ñëw yokk ci dara maanaam tey lii Macky Sall di ñotti di def bu fekkoonte ne fekkoon ñu defaloon ko ba pare kon Sénégal day gën a avancé mais malheureusement moom tamit il faut ñu nangul ko loolu na bi muy hérité affaire bi ci Ablaye Wade Macky Sall daanaka réew mi fekkoon na ko ci jamono boo xam ne à part quelques infrastructures lu baree bari doxatul woon mais bi mu ñëwee nag il faut ñu reconnaître ne Macky Sall ci boppam yëkkatiwaat na yëf yooyu le tegaat tànkam ci raay bi pour dimbali surtout le côté transport et d'ailleurs ñu bari dañ koy faral di wax ni même ci côté agriculture nii ak baldeeg bi demoon c'est vrai que nag àll bi am na ñuy kaas c'est normal parce que àddina yàlla rek a fi mën a am 100% te yàlla sax léeg-léeg nga gis gars yi di kaas ci à côté mais kon waxal ko ñi ko jiitu li nga wax ne ñi fi jiitu nangam ñoo ñit kon yàlla doo nga mën a am 100%. waaw mais d'accord mais quand on parle d'un contexte bu dee dañu wax ci contexte bi noonu moment bi ñu koy waxee dañuy bàyyi loola mu jàll li nga ne fekk fii oui fekk na fi yu bare oui mais justement yoo xamante ne waaw mais d'accord mais ñoo ko jiitu ñoo ko defal waaw mais d'accord mais tamit bi mu ñëwee tamit def na lu bare ba ëpp loo xam ne xëy na ñu ko Oustaz tamit bul fàtte ne Mbacké Sylla c'est le prêcheur préféré des Sénégalais jamono yi. non je suis d'accord mais loolu nga xam ni ngay waxee ak man ah bon léegi la quand même dafa jël galon quand même léegi sa baaraam boo loolu ma joxoon ñaan ma yow xam nga Nicolas yow ma la xiyam li ma leen wax rek liste numéro 1 Roubaix yàlla buy woote naan Nicolas numéro 1 parce que xam day Roubaix rek mais bul di fàtte place waaw non mais nangul naa ko place am mais xam nga Mbacké gis nga le gouvernement di Macky Sall mii la wax de mi fi nekk nii sur le plan transport moom wax dëgg yàlla def na ci ay jéego yu takkoo et d'ailleurs comme yan jéego yi ko merci wax ci ma jox la léegi infrastructure yi nga xam ne def na ko ci ak piste rurale yi nga xam ne dafa amoon léegi demal ci communes yi pratiquement commune boo dem léegi lëkkale nag goudron yu bari ci dëkk yu bari ak morom ja tamit ma jox la beneen route tey boo demoon tey ba bu xuma autoroute ila Touba de Touba nga départ Touba ba ngay dem Daara Jolof ba ngay def Linguère léegi yoon boobu léegi dafa nooy ba nga xam ne boo fay jaar sax oto bi da ngay defee ne ci kaw lay daw donc loolu boobu defaat nañ ko ak su Tambacounda bi également gis nga nañ ci taxawee ak yeneen dans le Saloum dans le Diourbel et tout ça donc voilà pour faire savoir que bilan bi baax voilà kon très bien mais nag yow ñi nga bëgg a tuba yoo di defi bilan waaw mais damaa bëgg a wax ne daanu dajul suuf waaw am na lu des y a beaucoup de choses yoo xam ne ba léegi tamit defuñu ko waaye nag Mbacké force est de constater que président quand même li mu liggéey ci transport am na solo waaw loolu kay moom mooy li ma wax léegi bi may njëkk a wax sax ci TER bi ak solo si nga xam ne moom la am waaye xam nga li Maodo di wax di sànni te ma ciy dellu si waat day tax mu gën ñoo jege bu ko tuddee bañ xam ne du waxu discours kuy parparloo waaye discours ku constaté ay yëf la baat bi muy wax te bëgg ko lool xuma ne liste la xuma no liste bëgg na ko lool ne buñ nekk ay nangam liste xam naa loolu neex na la waaye fii kenn nekku fi ne liste nit ñi dafa am ñoo xamante ne nii kenn ku ne dafa am fooy taxawee am na koo xamante ne kon ca wet ga da nga ko naan yow itam bu fi nekk rek jàpp ne président lépp ba baax
wax am na yu mu war a def yoo xam ne defu ko am koo xam ne nag moom itam danaan lii waru koo def ñaar ñëpp nañ leen bokk rek déglu bu ko defee mbir mi jëm ca kanam gis nga président ci wàllu ay projet jëme réew mi kanam li ñu doon wax Sénégal émergence la ak yoonu yokkute loolu baat yooyu bu ñu la ko tekkilee da ngay gis ne ku bëgg a jële yëf yi fenn yóbbu ko fenn la moom bu amee luñ koy kii ba sénégalais yi di ko wax xëy na ci biir ak reeñam yenn jëf yoo xamante ne nii sénégalais yi dañ ko dut mën a tàmm dégg te du neex a layal léeg-léeg ci yenn milliards yi ci yenn ñàkk taxawaay yenn yi wala yu demee noonu waaye ci wàllu liggéey image yi ñuy wone nii ak sànc yi ñu am ci dëkk bi muy BRT ak yeneen maa ngi koy wax démb maak Oustaz Alioune Sall bi ñu jógee Louga ma ne ko am na sax nu mu ciy góorgóorloo ba fii ak élection yi di ñëw mu àggale yooyu yëpp xawma ba xam dana bokk ci ay élection wala du bokk ci élection waaye boobaa loolu da koy doy sëkk bilan wu mu campagne bu fekkente ne nangul dañ ko mu bokk ci lang gi loolu nag leneen la dama koo waxee noonu parce que bu boobaa réussir na loo xamante ne nii ñun sénégalais yi dañ ko doon rêvé yàgg koo gis te moom am na fitu def ko terre bii muy ubbi tey jii ay lay wéen mu neex ak mun a xari ndam la ci moom ndax bi mu ko fi tàmbalee am nañu waxoon ne du àgg donte moom yéeg na ci ay yoon yéeg na ci 2019 dawal ko sax bañ yaakaar ne paax na ndekete baaxul waaye moom daal cam langal teer bi tey jii nee na dana ko daloo kon loolu kay lu baax la bu ko daloo sénégalais yi ñoo ko moom man nag fi mu ne léebu politicien bu ma ciy rey dama dut kekku dal damay muuñ rek maanaam seenu woy du maanaam daaneel bi laa xamul lan lay doon c'est-à-dire li ñuy def nii yëpp ba nga naan waaw góor seen discours immigration bi ñu koy def rek wala teg ko ci raay bi ñu koy def rek discours ba rek mën nañ caa yàqaat lañ liggéeyoon lépp ci jël ko bëgg koo jël politique dañ koy politique voilà moo tax tey moom bu doon maay moom dama koy jox sénégalais yi te dem toog léegi ñi ngi ko defal li nga leen ko defale ñoo la ko jox nekkul ne Macky Sall moo bàyyi toolam wala mu yetti garabam wala mu gor ay tagaram ñëw jaay ko may ñu ci terre ñun ñoo ko fal jox ko ay possibilité mu defal ñu ko bi mu ñu ko defalee ba noppi na xaar ñun ñu ne ko jërëjëf buñ ko nee jërëjëf na xaaraat leneen lu ñu war a defal te xam ne liñ ko defal moom fayaguñu bor bu tol noonu jërëjëf Serigne Mbacké Sylla xam nga nag réew mi lépp dañ koy politiquer maanaam boo demee tey li nga wax rek inauguration ba dafa nar a nekk meeting politique bu ko defee ku nekk bëgg a wane sa bopp d'autant plus que ñu ngi jëm ci ay élections xam nga mën nañoo fàtte loolu bari sax mais bien sûr dañuy gis yooyu lañ ciy jublu mais bien sûr da ngay nekk ci kii nga gis gouvernement boo xam ne da ngay wër na yenn ministres yi postes yi ñu occupé waruñu ko occupé parce que tout simplement maîtriser wuñu ko wala xamuñu ci lu bëri mais dañ leen fay bàyyi ba élection jot xam nga lu leen fay bàyyi résultat ça va dépendre de résultats yi ñuy am ci élection yi soit dañuy toog wala ñu dem beneen bi baal ma foofu élection maanaam terre bii di daw jotewut ak dara ak ay élection locale looloot buñ ko jaxase xam nga bu ngoonee da nga fa gis ñoo xam ne ay candidat maire lañ ci seen koñ ñëw toog di fuuftandiku jàpp ne lii ci bilan yi ñu war a def la lañ war a def ca dëkk yaag lañ fa wër di def loolu bokkut ak terre bi dara njaxas mi daal nañ ko bàyyi daal loolu mënta ñàkk nag Mbacké réew mi nga dëkk nag noonu la mës a doxee Oustaz Maodo Faye j'en profite pour saluer monsieur Jean Latyr Senghor xam naa bu ma waxee loolu doo ràññee trop Cocodine moom ngay gën a ràññee Coco je te salue et je t'envoie mes respects am na contribution bu am solo bu mu def muy les mots-clés sont l'entretien la gestion et l'hygiène du terre ces trois facteurs dépendent de l'avenir de ce projet il faut beaucoup de sérieux et beaucoup de rigueur loolu def naa am na solo mooy maanaam ñett yi nga xam ne Cocodine souligné na ko muy entretien bi ak gestion bi ak it hygiène bi waaw wax na dëgg Cocodine nekk na woon nañ fële ci rajo Nostalgie muy animé Jean Latyr Senghor boobu nag rarement laa koy dégg yaa ma ko fàttaliwaatoon sax waaye xam naa ni noonu la tudd alors li mu wax nii daanaka pratiquement mooy xalaatu sénégalais yu bëree bëri ndax alal bu nu la ko joxee yow min ko teg sa ay loxo dafa am noo ko war a protéger parce que du lu kenn moom alal yi ñëpp la waaye sénégalais yi itam na ma ko yàlla baal naa ko tàmbalee ci man ñun dañoo indiscipliné waaw ñun yar bi nu war a am mën nañoo defar waaye dañoo gaaw ci yàq maanaam nit ku ñuul moom en général sax booy seetlu day mel na noonu yàq moom daa bokk ci sunu ADN nga xam ne ñun dañuy gaaw a yàq ak yu demee noonu le alors léegi nag il faut que kon équipe bi nga xamee ne parce que nag terre bi dafa am équipe bu koy yore ñoo xam ni ay cadre lañ ay technicien lañ ñoom ñooy xool parce que affaire yi c'est électrique il faut nga am xam-xamu mën a xool leen lu ci ne fam toll ñooñu nag bu ñu nelawati guddi bu nelawati bëccëg waxin la du tee ñu nelaw yi waaye nañu bàyyi xel bu baax a baax li nga xamee ne lu mat 17 millions Sénégalais fi ñu toll nii ñoo leen di teg ay gët muy benn produit benn outil benn sésame boo xam ne bu bees tàq la boo xam ne bi loolu fulla moo koy protéger ñi koy yor itam nekk ay nit ñu am responsabilité buñ fi toog mukk comme ni Mbacké wax léegi ñu toog fii ñaari weer ñetti weer ñu ne
vis sànga manqué la ca teer ba taxaw naag yu demee noonu comme dal ci ay Aline Sitoé Diatta ci bateau yeegi demee noonu loolu moom bu dee loolu ci la ñu jëm moom bay ba ñu bañ koo taal faf ndax itam tàmbali tëbu gaynde ba noppi dal dalu yoo loolu kenn xamul lu muy firi muy tàmbalee tëbu gaynde bëreetu gaynde dal dalu yoo xam bu lay dal yow tamit maatam de saf na de oustaz waaye mais daa woyof di xam nga bu diisoon sax donc ce qui fait que loolu kooku jën wax nun noo war a amaat sunu fullay bopp am sunu jëmm bopp ba nga xamee ne lii alali ñëpp la ku romboon sax benn doj boo xam ne bi gën ko ci raay bi nga xam ne kii teer ma ne ci yaar nga ñëw teggi ko ndànk loolu tamit jafe nañu de oustaz mooy indiscipline sensibilisation xaw a waxtaan ak waaw wax ak nit ñi quoi yokk communication bi au fur et à mesure Mbacké yow loo sensibiliser yow xam nga yaa ma gën a xam waaw léegi nag au fur et à mesure que train bi tamit kenn et d'ailleurs ak niñ ko sañ wax beneen bi ci tegu mooy Sénégal yi dañoo am xàqu xam gestion bi ni ñu koy yoree tamit il faut que ñuy gérer terre bi di communiquer tamit au fur et à mesure que ñuy gën a avancer ñuy wax ne temps ak temps nangam ak nangam waaye terre bi nag am na lu muy générer ci xaalis nag yooyu yëpp nag ay communication xëy na ñu yore justement benn commentaire ci war nañ wax ak Sénégalais yi waaw dama lay jox benn commentaire ci YouTube bi justement puisque ñu ngi en direct maa ngi koy fàttali mbokk yi ci internautes yi ñu ngi en direct ci chaîne Thiès Info jamono yi ci YouTube bi benn commentaire ne c'est bon de construire des infrastructures mais il faut prendre en compte le niveau d'endettement et ce que coûtent ces infrastructures maanaam li ñu ci investir ci wàllu milliard bëri na ndax bor la bu ñu war a fay wala naka lay demee loolu itam def naa yéen journalistes yi am na enquête yu ngeen ci war a def ngir gindi ñu du loolu non c'est vrai parce que au début ñoom il faut que ngeen di nekk ay journalistes d'investigation ngeen di informé wu di ñu informé xam nga Abdou Ndéné waat ko xeer boobu Abdou Ndéné jar na ko ñoom daal ñoo ñu na yem li ne teel la ñu ñëw di commentaire rek vraiment Abdou Ndéné Sall informé ñu la ñun journaliste lañ foofu laa jëm Abdou Ndéné Sall fii lañ ko invité mu wax ne 680 milliards lañ ci def moi loolu c'était faux parce que c'est 780 milliards donc il y a une différence de 100 milliards kan mooy Abdou Ndéné Sall moom moo yor saxaar gi moo ko yor man nag ministre yu mujj yi da cee bari ñu ma xamut ah bon waaw am na ci secteur yoo xam ne fi mu ne ministre de la culture xaw ma mooy kan te loolu yitteel na ma man mii nekk ci culture xaw ma ministre de la man daal dama du xam ñoom ay lan lañ doo xam ministre bu njëkk am ministre dañ koy xam mu nekk en activité waaw ñi mu nekk en activité ñu xam ne kii mooy diw fi mu ne da ngay tudd am Abdou Ndéné Sall ma naan la mooy kan di xulli samay bët ñun daal Mansour Faye lañ xam léeg-léeg sax nga yaakaar ne Aline Sall am ministre la wala ki yor kii intérieur ñooñu ngay xam wala finance ak ñooñu Mbacké nga baal ma mais Abdou Ndéné Sall du ministre non c'est le secrétaire terre bi waaw il était ministre la woon ancien ministre la waaw nekkoon na ministre moom mooy directeur terre bi waaw léegi nag moo yor terre bi moom lañ ko loolu rek waroon nañoo xoolaat ki ñuy dénk suñu terre bi sax mooy kan ba noppi waaw non terre bi itam waaw ay mais xam nga benn invité woon nga ko fi waaw moom wax na mo ci la ma waxoon ne 680 milliards mais après finalement xam nga dafa am yenn yu ñu ci rajouté ba mu nekk 780 milliards mais 780 milliards yooyu nekkul fonds propre am na yoo xam ne da ngay dem ci banque bi fii li jënd fii état noonu lay doxee ak tamit ñi nga xam tam ñooy gérer terre bi tamit dugal ci seen xaalis itam mu demee noonu mais de toutes les façons sénégalais yi dañu soxla ñu leen di informer ci liy xew ci wàllu fànn boobule bon Abdou Ndéné Sall c'est vrai nekkoon na fi ministre Tivaouane la dëkk nit la koo xam ne ki bon yàlla rek ko xam nit moom yàlla rek ko xam mais daal bi ñu ko dénkee terre beeg léegi def na ci li nga xam ne daal jàpp na def liggéeyam bon non li muy wax nii kay man ndax xaw ma nag moom lu mu xaaral oustaz kii dafa am lu ko métti nga ne loolu nit la dëkk sàngam la dëkk yàlla rek ko xam léegi loolu kay mooy man mooy yow pour kenn ku ne am nga foo dëkk am nga foo jóge yàlla rek la xam mais dama àggalegul sama phrase non àggale nga ko voilà àggale nga ko li ngay wax noonu non merci beaucoup voilà très bien parce que tout simplement dañ doon wax naan kooku mooy kan ay xamuñu kooku yu demee noonu quoi ma doon wax rek ci ay fu mu jaar ak yu demee noonu mënaatoon naa waxaat ci moom leneen mais nag Abdou Ndéné Sall intéressé wuñu pour le moment c'est le terre qui nous intéresse mais yaa ko tudd wax ay feem wax ay waxam ci biir yi ma bëgg a xam kii wax loolu mooy kan nekkul moom moo ñu intéressé mais li mu yor wala li mu doon ci réew mi moo tax ma laaj kooku mooy kan ak nangam ak nangam pour xam ko parce que da ngaa wax ne li mu wax noonu bokkut ak li am waaw au début ci sa biir yi wax nga lu mën a layal loolu mooy xëy na dañ cee yokkaat ay yëf yoo xam ne nangam boo yemoon ci ne dafa bokkut ak li am rek képp dama naan kooku mérito wut ñu di ko dénk mu yor terre bi parce que koo xam ne waaw mais nag bu fekkente ne budget la bu àggagut donc ñu doon taf yëngal ak a yokk mu waxoon jamono jooju fa mu tolloon ginnaaw ba mu ëpp loolu jamono jam doon wax na dëgg gannaaw ba mbir yi daa yokku bu dee jamono jam doon wax nag
nag mbir yi daa rëy mu wàññi ko kooku moom nit la koo xamante ne kenn waru ko wóolu ba koy dégg non parce que rajo bi mooy wane ne kon wàññi wu ko woon quoi parce que dem nañ ba ay 780 milliards pour le moment yi nga xam ne moom mooy tax terre bi lépp daal moom lañ ci def am na nag yeneen sénégalais yu bëree bëri dañ ciy liggéey am na tamit ñeneen yoo xam ne defe naa mën nañ 16 personnes yoo xam ne ay expatriés lañ donc je crois que loolu lépp buñ ko boolee dana nekk loo xam ne lii lu am solo léegi man su ma laaj mooy ñu nekk ci réew boo xam ne chaque projet rawatina grand projet yu ni mel parce que bu ñu fàtte ne quand même lii projet bu mag a mag la te dafa war a dem ci ay génération léegi saa suñu tegee ay grand projet yu ni mel malheureusement après li ciy topp mooy scandale justement lan lañ ci dugal lan moo dugg ci biir terre bi lan moo jàdd koñ et cetera maanaam ci wàllu investissement ak i koppar loolee itam après opposition bi da ciy am gis-gis moom itam ñu ciy toj di ci toj gouvernement bi am ci kiiwam di ci toj après kenn dootul xam finalement dëgg bi fan la féete en fait naka la ñuy def ba juboo ci essentiel boo xam ne sénégalais yi li ñu bokk yëpp ku nekk war cee mën a juboo pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'entendre autour de l'essentiel jamais nga gis benn projet boo xam ne par exemple opposition bi day approuver ne lii lu baax la ci Sénégal mais jamais aussi ñi ànd ak gouvernement bi wax dëgg gi par rapport ak xaalis bi fu muy jaar ak nu ñu mel xam nga loolu boo ko gisee rek c'est que parce que parfois tamit le gouvernement communique mal gouvernement bi ni muy communiquer moom stratégie de communication baaxul pratiquement parce que am na yoo xam ne ni mu ko war a waxee am na ci yoo xam ne conseil des ministres ngay lire daal ne ndekete nangam ak nangam fekk ne avant sax conseil des ministres boobu boo delluwaatee gannaaw dana am benn ministre boo xam ne bii waxoon na ci loo xam ne lii dëppwul ak li nga xam ne moom la dem c'est-à-dire que da ngay gis benn ministre bu wax dara am beneen ministre bu defaat beneen chiffre boo xam ne bii day weddi li nga xam ne kii moom lay wax buñ dajee conseil des ministres njiit réew mi wax loo xam ne bokkul ak ñoom ñaar ñëpp lañ wax su ko defee ñoom seen bopp ñoo indi pëccxoo bi foofu léegi nag opposition bi nag léegi ci yooyu la ñuy profité nag di wax ne yéen diw waxoon na ma nangam ci xaalis diwaat waxaat na ma nangam c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui communique mal loolu moom noonu rek nga koy jàpp yow Mbacké Sylla noo gisee loolu waaw mooy xam naa day mel ne ci wàllu organisation ak wax léegi day am yoo xam ne waxi politique lay doon waxi politique nag bu ñu ko yàkkamtee mën naa tax nit ki wax loo xamante ne wóoru ko mën naa am nit ki ñu fal ko ba noppi te gëmut boppam léegi ñi ngi wax léegi ci ministre yi nga xamante ne mooy ministre Macky Sall yi néew na ko ciy wax dara wax ko rek ci cëggul guyam en tant que ministre ak mbir mi engagé ko buy wax day wax comme ni ko président waxee comme ni ko président bëggee comme ni ko président defee comme ni mu ko nàngami nga xamante ne day mujj yàgg ñun dañ leen di xeeb te ñun waruñu leen woon a xeeb gis nga bi ñu doon wax fii ci Senghor ci ay bis gëlee te may wax yi ñu Senghor indil dafa bokkoon ci yu baax yi ñu amoon ci jamonoy Senghor mooy ministre yoo xamante ne nit ñi dañ leen a naw boo génnee télé bi ñëpp xam ne kii am ministre la kii am nangam la ñun fi mu ne am ministre ak jaaykatu nu mu tuddati xàmmewuñu leen ndax taxawaay yi nga xamante ne moom lañ am ci yëf yi loolu ab xaaj la ci gouvernement bët bi ñu leen di xoole ak ñu yàgg ñoo wax lu amut opposition yi itam man moom li ma leen di wax ñoom bëriwut opposition man li ma koy critiquer sax bëriwut parce que xam nga lu tax opposition moom doonagut ku ñu dénk dara opposition moom dafa war di xool rek yi nga xamante ne tardé na ak yi nga xamante ne waroon nañ koo def te defuñ ko muy alerter ka yuuxu kooku képp koo xam ne bëgg na état du ko jël def ko mu noonoo opposition waaye man dama doon jàpp ne boo ab opposition def déclaration état dafa war a ubbi bëtam yi ak noppam yépp di leen déglu bu baax ci li ñuy wax am na yoo xamante ne dañ koy wax da ngaa jàpp ne waa ji sa noonu la loolu la nar a galgalee demal defar ko boo ko defaree dootu amati lu muy wax bu ko defee sénégalais yëpp jariñu ci ñëpp àndaat jariñu ci terre bi tey buñ koy wax naan niñ ko war a yoreek dañoo war a set ak nañ wax fu xaalis bi jëm ak nañ wax fu nàngam bu nit nit ñi dañoo contre dañoo war a wax waaw góor terre bi noppi na terre bi moom li yàlla dogal mooy dogal na ko noppi na ba noppi li yàlla dogal mooy noppee na ci ayu Macky Sall loolu ku bëgg Macky ku ko bañ yëpp moom la yàlla dogal ci Sénégal ab terre amee ci ak ayam ba àddunay tukki loolu moo ko fi njëkk a def loolu dañ ko koy nangul waaye nag ki ciy waxaat naan nañ ko taxawu kooku daa bëgg mu bañ a mel na mbir ya meloon na te tey jii ni raay ba mel maanaam chemin de fer bii jekki-jekki ne kamaj raay yi suulu nga xam ne li ñu def ci teer bi nii bu ñu ko defoon sulliwaar raay yi loolu la ñuy bañ teer bi mujj foofu nii Dakar dem dikk mel nga xam ne xamoo mi ngi dem ak mi ngi dikk ñu koy politiquer ka coow maanaam yu bare am ci non mi ngi dem ak dikk mais dem ak dikk boo xamante ne boo xoolee tey ni transport réew mi mel transport urbain bi ni mu mel biñ ne dañ fiy jëlee car rapide yi indi fi tata yi Dakar dem dikk yi nekk fi ñu ne dañuy defaat Sénégal dem dikk ba nga ni Sénégal dem dikk googu politique bi mu bi nag Mbacké da ngeen bëri ay transport de waaw taxi bi fii clando bi fii après car rapide bi fii après Ndiaga Ndiaye bi fii après Dakar dem dikk bi fii léegi nag daal ñoom ñëpp ñooy daje ci tali bi waaw ba tey nga doole ci TER bi fii BRT bi fii léegi nangam gi fii léegi yooyu kay lañ am mais bu yëpp baaxee lépp baax loolu la ñuy wax am na solo Alaaji Mbacké Sylla te naa ñu may def signe ne waxtu bi jot na ndax publicité yi dañoo bëri ñu ngi sant bu baax di gërëm mbokk yi le doon ñu suivre gis nañ commentaire yi
ci directu suñu projet de loi bi itam nag gaa yaa ngi ci di jiixi jaaxa rek jàllul bàyyiwul xam naa andi ko après non loolu dinañ ko indiwaat débat ñu débat parce que yow da nga bokk ci ñi nga xam ne ñu ngi dégg naa ñoom nan la arméro waaw bàyyi mu sedd waaw beneen sujet la daan ci ñëwaat Mbacké nu mu tudd Maodo ay meeru Mbacké daan ci ñëwaat fu nekk nii semaine bi happy la fin d'année vraiment moi je n'ai pas de stress quoi voilà merci beaucoup merci à l'équipe technique merci à l'équipe digitale merci Oustaz Maodo Faye jërëjëfati Mbacké Sylla encore une fois ndokkale félicitations prêcheur préféré des Sénégalais yaa ngi fekk ci émission bi 2021 bi le ma am ci mbégte lool ba ma la ci boole te yàqoo ko au contraire après émission bi daal di may yokk ay poñ ba gars yi ne ma nangama kon félicitations yooyu jërëjëfati kon gannaaw gars yi taamu émission bi def ko numéro 1 ñi ngi leen di ndokkale di leen féliciter ak di ndokkale di féliciter mboolem équipe bu Sud ak team Ndekki li merci à tous de nous avoir suivis c'était un plaisir de vous accompagner comme tous les matins je vous souhaite une bonne journée bon appétit n'oubliez jamais viser la lune on se retrouve donc demain à la même heure merci aux sponsors qui vous ont accompagné salut Ndekki li daal ca dëgg-dëgg mooy émission nandite yi. Ndekki li émission nandite yi. tàngal bége jinjeer ndoxu waalo boisson punch Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie di AME ñoo leen doon may seen émission Ndekki li